jàng métier moom amal nañu njëriñ si dugal xale yi moom amal nañu njëriñ métier am na maanaam moom amal nañu njëriñ dina indi koom-koom moom amal nañu njëriñ liggéey leen seen liggéey y a pas de sommet maçon yaa ngi nii di tëdd tàggi suñu si dara dévaluation bi fi ñëw fa mel ni nattu yàlla bu ñu liggéeyee mënu ko te duñu jariñ dara bu njëkkoon dañu foogoon ku liggéeyu si biir dafay mel ni yow doo dara te loolu doñ na fi tey. waaw asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi tey ji ñu ngi woon fii ci quartier Diakhao doon leen def émission bu tudd li ci dëkk bi ci dëkk bi nag ñu jagaloon ko tey ji wàllu mode tabaski bu ñu ko wax aussi wax ñawkat bu ñu waxee ñawkat wax Maxa Kouyaté mi nga xamante ni moom lañu seet si woon fii ci atelier am di def ak moom liggéey bu am solo comme ñun sénégalais nuñ ko xamee ñun ñëpp mu nekk loo xamante ni tey ji lu jar a yaatal la ci biir réew mi kon boog ñuy rafetlu trop émission bi tey ji fii ñu koy defee di dem jug dox dem seeti ko moom mëlee après toog waxtaan ak moom mu wax ñu nag actuellement ni tabaski bi nan la koy dundee ak ñaw yi ak seen ay borom ak yooyu nan la ko doxal ak ñoom Maxa Kouyaté nag ñu koy laaj ba xam moom naka lay dundee ñaw yi naka lay dundee tabaski bi Maxa naka def. waaw maa ngi fi rek maa ngi leen di nuyu man maa ngi leen di fay it boole ci. Maxa ñu ngi toll ci weeru tabaski ku ne xam na ni ñaw yi metti na li ñu gis ni boo ñu xoolee yaa ngi sax déjà commencé nga yaa ngi veillé depuis ay jours kon loolu xam nga ni metti na ñu lay laaj rek noo ko dundee ak ñi nga xamante ni ñoo lay indil ñaw ndax amuloo problème ak ñoom wala ñaw yi tardé wala genre quoi. waaw en partie sant yàlla parce que yaakaar dafa fort wóolu tamit dafa fort après tout maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen bi mooy deuxième fois ngeen ñëwaat waaw te parce que li ko waral mooy seen yéene ci man tout le temps bëgg ngeen rek mu gën a fës te man daf maa yéem sax quoi mais nag sant yàlla ma ñëw ci sa question waaw mooy li ma waxaat léegi rek yaakaar ak wóolu dafa fort ci obligé am na ñoo xam ne dernier moment la ñuy ñëw mais dernier moment boobu tout le temps da nga leen jéem a xool noo leen di calculer mais mooy li ma waxoon bee paase rek moom laay waxaat fii yamale ak xolloo attan def ko pour mën a tranquille waaw man daal def naa ni loolu mooy sama philosophe quoi man loolu mooy sama philosophe. dëgg la Maxa Kouyaté mais dafa am question bu am solo boo xamante ne àdduna wërngal këpp dañ koy laaj Maxa ban at nga commencé jàng métier. waaw man nag ba ma bàyyee école ci laa dem jàngi métier kon ba ma bàyyee école yàgg na parce que 79 laa bàyyee école te ba ma bàyyee école nekk naa nag di traîner enfant à la rue traîner xam nga rek dem fooy fii def mooy loolu daal comme ku ci nekk jaar na ci des fois nga cuuj fii dem jàngi yenn métier yoo xam ne da nga yaakaar ne loolu mooy sa métier di ñam ay menuisier métallique def yu sew sewaan mais passion bi ma gënoon am mooy que ni ma daal bu ma xoolee ba xool ba fàttaliku xam naa ne daal yàgg na daal waaw bu ma xoolee bu baax yàgg na ñu lay laaj rek kan moo njëkk a nekk sa maître tailleur fan nga njëkk a toggee ci atelier tailleur toog ci machine ki ñuy wax Boy Naar Baabu Caali la dëkk sama rakku papa moomu daan gis may sama yaay dafa yoroon machine pédale machine loxo manuel man ci laa doon ñëwantu daal sama rakku papa boobu maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana ñuy wax Banjugu Kouyaté xaritam la woon mais moom moo doon gis ni ma doon yëngoo ci loolu mu ne kii comme bàyyi na jàng te fu ne dem na fa ñu koy yóbbu te xam naa ne gisuñu ci ni mu amee ni mu farloo ci ñaw bi gisuñu ko mu farloo ko ci yee daal lañ ko yóbbu daal mu dem jàngi métier def tailleur ci la xaritam Boy Naar Baabu moomu mu dem gis ma moom boobu temps yi ñu ngi woon wetu Sentaan doon ñëw blouse waa Sentaan yi mooy blouse bleu clair yi dañ daan def serpentine bu jaune bi ci baat bi xam nga loolu yàggoon na te loolu eau rek la woon waaw léegi nag boobu la ma dugal foofu ci laa doon ñaw foofu après ba ni ma fa jógee
ma ñëw fii après dem ci Mbaye Ndiaye aiguille d'or kooku daal moom ma njëkk jàngal métier ba ma fa jógee ma dem ci Mbaye Ndiaye aiguille d'or affaire confection la ñuy ñëw ay pantalon chemise temps yooyu ay affaire tenue mu doon gagné marché waa Polytechnique waa ICS chemin de fer seen tenue de travail atelier bi boobu moo ko doon ñëw daanaka confection la woon voilà jaaroon ba yàlla defee ma jóge fa ma nit parce que fu ne dama fa doon xool ni may ñamee di bàyyi ba ma fa jógee nag ma ne xaaral ma dem ci liggéey parce que boobu maa mën naa ñëwu góor mais man ñëwu jigéen moom mu tëwoon léegi moom laa bëgg dem jàngi ma dem nag ci liggéey ma demee ci liggéey fa laa jàng nag ñëwu jigéen lu ma mën ci ñëwu jigéen yàlla ak liggéey la waaw ñëwu góor yi nag ngay gis ma koy ñëw kenn jàngalu ma ko maa ci dugg ak sama idée bopp wallahi azim fii laa koy wax sama baat ci kaw parce que micro lañ ma tiimal waaw kenn jàngalu ma ko comme jaaroon naa confection mën naa yére tubaab jaar di ñëwu jigéen kon man ñëw wolof yi waruma mën a të noonu la demee daal xam lu ma la waaw bu dëgg la ba tey sama mbokk yi ñu ngi waat ci quartier Jaxaw atelier Maxa Kouyaté ku wax Maxa Kouyaté xam ni ñaw kat dëgg la Maxa nag duñu dem duñ la laaj loo xam ni nit ñi ñoo ma ko yóbbante Maxa Kouyaté dañu gis nga bëgg sport di entraîner saa yoo wàccee tëj nga sa lii dem entraînement Maxa loo ñu mën a wax ci sa diggante ak sport yow noo ko dundee. waaw loolu dafa yàgg tey jii nii may waxee yow j'ai 50 ans nii tey li ma am nii ak may ma ko nii sport moo ma ko jox te dama gis daf maa dimbale ci lu bari ñun ay tailleur lañu dañuy toog naan ataaya amuñu beneen leneen lu ñuy def dañuy naan ataaya naan jus fii toog di consommer ay sucre ak yooyu mais boo paree da nga war a dem ñaqi génne li nekk sa déchets yi nekk sa yaram pour mën a nekkaat ci forme mais kon tey jii su fekkoon daaw moon def sport boobu non kon dinaa sonn trop sport bu njëriñ bi ma ci gis man li ñuy wax ni médecin yi boo demee seeti leen seen boo la waxee ñu ne lu la met léeg-léeg li ñu lay njëkk wax sa soin mooy sport man loolu laa jël première chose mu nekk ci sama kanam daal man waaw parce que li ma jox daal ba fii ma toll gisuma leneen lu ma ko jox waaw jërëjëf Maxa Kouyaté ma lay wax rek ni rafetlu nañ say kàddu li nga wax rafet na te dëgg wér pe nga wax ma gis aussi sa xarit ñëw ku ñuy wax Amadou Bey jóge Paris ñëw Sénégal bu nekkee foofu sax da ngay ñaw des fois di ko yóbbante léeg-léeg bu dikkee fii ñawlu aussi yóbbul jabaram ak ay doomam ban relation nga am yow aussi ak Amadou Bey ba vraiment di ko ñawal loo xam ne lu toog la. waaw Amadou Bey comme li ma ko waxee sànq moom démb lañu groupe lañu woon di ànd Babacar Diakhaté Pape Diagne ñoom Dout Sakho xam nga li ma la wax ñun ñëpp ak Maawo ñem si yàlla bi yàlla na ko yàlla xaral àjjana ñoom ñëpp groupe la ñu woon ñu daan ànd mais c'est-à-dire complicité bi ma am ak Amadou Bey ak déggoo bi comme ni mu ko waxee je suis un peu nerveux waaw dama ga mais moom moomu ci gënoon comprendre moom ni mu mel woon ak man kenn mel ko woon te li mu la wax dëgg la li may wax gars yi du ma ko ñemee wax moom ko sañ a wax kon ni ma mel ak moom la jabaram yi waxi noppi lu tax nag loolu c'est parce que ànd bu yàgg la te sunu ànd bi ñu ànd maag moom da cee triché wul du tricherie sincérité bu mat sëkk la ba ci ay mboqam waaw ba ci ay mboqam ñëpp xam nañu sama diggante ak Amadou Bey ku ma gis sax bu ma ñëwee ak yow wax ne moom lay may njëkk laaj ku ko gisit moom mën nga koy njëkk laaj kon cela veut dire que ni du tricher ànd bu yàgg la waaw kon ànd bu yàgg nag moo waral lii nga ma laaj tey jii mu demee nii ba ci jabaram fee lay nekk lu ne la may yónnee xam nga buy dem lu ne la koy wax parce que xam na ni man ni ma mel ak jëkkëram. waaye nag dafa am benn tur boo xam dama ko for ñu wax ma ni ma Maxa loolu lañ ko woowee te loolu buñ ko waxee nit rek c'est parce que am na fu mu jaar dafa mu ko fi ñëw di wax naan la ma Maxa élégance lay seet l'élégance loolu tur boobu fan la jógee lan moo tax ñu lay wooye loolu. waaw xam nga man ñaw tubaab dafa mës a nekk sama style parce que loolu dama ko daan def parce que man dama daan def ay défilé yu ne ñëw tubaab dama ko mës a bëgg soo xoolee samay ñëw wolof sax kubu tubaab da ciy feeñ xam nga li ma la wax dama daan dem Panoa temps yooyu Panoa point d'interrogation yooyu Panoa dama daan dem foofu am naa benn booy bu fa doon liggéeyee booy revue yi Redoute yi
ay élégance ay Marie Claire xam nga la wax yooyu yëpp ay rendez-vous xam nga la wax yooyu ay modèle moo ci nekk te modèle tubaab la moom dama daan xam na moom man loolu laay yëngu dama daan dem su ma ñëwee loo génn su ma ñëwee gis ko ma ne ko élégance am na loolu laa koy njëkk man ma waaw demal mi ngi fële su ma demee ma xool su ma si gisee ay modèles yu rafet ma ñëw fay jënd kon y a des choses yoo xamante ne c'est pas pour rien que nit ki di la ko woowee te fekk doonul loo doon jëfee xam nga ma la wax waaw noonu la demee daal. dëgg la ma xakuwaale mais nag ñu dellu si waat ba tey ci wàllu ñëw yi ñu gis vraiment li ngay exposé fii rafet trop tubaar fa kàlla macha allah mais ndax amuloo benn problème par rapport ak jël lu ëpp wala nit ñëw di fi jël si ñawam fekk parewul ak yu mel noonu mosuloo am boobu problème ak clientèle bi. man damaa bëgg daal mooy yàlla dafay jàmm bu jour ba jotee mu fekk ma daal ma farankulaay toog sama wetu njaboot waaw parce que y a des choses yoo xam ne dama ko contre nag tailleur di toog ci atelier tabaski jot nga toog ba guddi jouru julli am na ñoo xam ne sax le lendemain dañuy xëyaat loolu ñàkk jël lu ñu àttanul la so tamit nit du lekk lu du wërsëgam man mooy li may waxoon rek moom laay waxaat nit du lekk lu du wërsëgam jëlal loo àttan liggéey ko kenn du mer doo mer ah di nga mën a def sa liggéey correctement mais boo jëlee loo xam ne àttanoo ko liggéey bu yàqamti lay doon liggéey bu parax lay doon kon tey ji lu set lii nga gis nii doo ko fi gis kon nag man damay ñaan yàlla saa su ne rek nii ma ko jàppee yàlla di ma gën a dooleel ci loolu waaw Maxa buñ ko boo gisee ni muy dundee ci biir atelier bi sax nga xam ne professionnalisme dëggantaan ngay doxee moom ngay liggéey loolu noonu kan ma la ko jàngal wala dafa nekk ci yow wala quoi. waaw c'est que xam nga ni ku nekk tamit lu nature bu nekkee ci yow moom ngay woyaale man naka jekk li may mel ni ma mel nii man noonu laa mel sama nature la dama bëgg lu baax dama lu set lu correct bugguma lu jaxasoo wax nañ la ko léegi sama atelier boo fu ñëwee cambar bugguma ko j'aime pas correction loolu laa xam loolu laa tàmm parce que daf may permettre man sama bopp ma am tranquillité ci li may liggéey ak ci ñi may nuyu sax ma mën leen fay dinaa bàyyi xel ci ñoom mais boo jaxasoo rek nit dina romb nuyu la sax doo ko fay mu yaakaar ni dégg nga ko dafa am na leen nu mu demee moo tax loolu dafa nekk ci man dafa bokk ci man waaw dëgg la kon suñu mbokk internet yi tey ji ñu ngi woon fii ci Jaxaaw di defal Maxa Kouyaté émission li ci dëkk bi wax ko muy moddu tabaski ku ne xam na soo ne Maxa Kouyaté rek ci élégance ngay lay dox ci discipline lay dox boo xoolee atelier am fii nu mu koy dundee nga xam ni kon kii boolewul dara ak yi fi caaxaan kon nag Maxa ñu ngi kontaan ci yow àdduna wërngal képp mi ngi kontaan ci yow mais nag duñu dem te duñ la laaj ba xam yow looy tàggoo askan wi àdduna bi lay seetaan lu nga leen di tàggoo. waaw d'abord maa ngi leen di gërëm yéen di leen sant comme d'habitude comme ni ma ko defee particulièrement nag sama apprenti bee di Lamine moom mention spéciale mënu ma ko fay nag d'accord mooy sàkku xam-xam mooy ñëw mooy wut si mooy yóbbu mais jàppale na ma ci lu bari parce que du tey démb la dafa yàgg man dong mënuma mais moom da cee jàpp parce que am na amour bi bëgg na ko mais terewul jàpp na liggéey bi ba mu mel ni moom daal c'est pas possible daal parce que mënuma ko fay nag yàlla na ko yàlla fay li ma koy ñaanal mooy yàlla gën ko bàyyi suñu kanam ba bésu ma ber ko di ko ber di ñëw ba li ma yéene ci moom ma defal ko yéen nag moom aw ma seen fay gisee Cheikh Alioune man aw ma seen fay parce que depuis premier jour bi fi ñëwee ba bii mooy deuxième fois bi mais dafa am foole ma teg am noonu leen ma jàppee ba tax na vraiment li may yéene sax di leen ko ñaanal fu mu toll nii doon na loo xamante ne lu ndaw la gis nga maire bi fi jógee woon sànq it dikk ne Soumaré moom li mu la wax rek moo ci nekk aw ma leneen lu ma ciy teg parce que damay bañ teg ci dara mu yàq li mu wax xam li ma la wax mais moom it maa ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko suñu kanam ba yàlla sàmm ko ak ay njabootam parce que ni mu mel ci man noonu la njabootam yi mel ci man waaw kon lii mu témoignage bi mu témoigné fii lu mu waroon wax rek la te loolu la xam ci man te ni mu ko waxee amul lenn loo xam ne da koo créé teg ko ci. yaa ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay leen delloo ziar.
yaay dañu ñëw fekk la tey ci atelier Makha ñu bëggoon na nga wax ñu tur bi ak sant bi. man maa ngi tudd Kiné Soumaré. waaw yaay Kiné Soumaré dañu gis ni Makha aussi xam naa ni ku yàgg ci métier mi la ñu gis ni aussi xam naa ni jàppul ni chaque année moo lay ñawal ak sa njaboot ñu bëggoon rek nga témoignal ñu tuuti ci Makha Kouyaté loo xam ci Makha Kouyaté. waaw maa ngi sant yàlla loolu ji Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu na di leen ziar te nangu seen nuyu itam di nangu seen ziar yéen maa bett sax nag ndax kon danaa gën a yaatal waaye da ngeen maa bett waaye nag Makha suñu ma laajee si moom danaa si moom wax ndax Makha danoo bokk ndax sama maam ak maamam la woon suñuy maam sax la ñuy wax ndax jaxaw côté bi yëpp jaxaw kànda yëpp maam yi benn lañ maamam la doon suñu maam ak maam président ay doomi ndey lañu loolu nag ñu di ko wéyal maam yi wéyal ko ba jóge fi doomi maam yooyu di ko wéyal ba jóge fi di ko def par morom ba nijaay yu ndaw yi fii ne ni ñoom Makha ñi dañuy jox sagar dama ñëw rek poñe ko mu yëg si lu bari jox ma ne ma jaam gàngoo ay jigéenam damay taxoon leen samay sagar njëkkati jox ma xam nga kooku lu yàgg la ci maam Makha nag mbaax gi ak sutura gi ak bën gi yàlla koy def te def yi ñu ngi ko jële ci seen ndeyam yal na yàlla yokk leeram doolu yaatal bàmmeelam Makha Kouyaté mii ak ku mu bokkal bu nu góorgóorlu dañuy dem ndax lu fi waaye doon ndaw xam nga ndeyam ci ñuy bokk ndeyam génération ci mbaax ci maandu ci góorgóorlu ci njaboot ba xëy dem am na dem yoo xam ne day dem rek waaye métti na méttiwul ndax boobu dem bàyyi na fi mbaax ba ay ndoom taxam ko ba bébé ci kàttu yàlla si mbaax googu te bu nu góorgóorlu ci mbaax googu la ñuy dund ba dee ci ndax mbaaxu ndey dafay jox ndey doom teraanga àddina àllaaxi te Makha di ko doxe ay rakam di ko doxe mu di ko doxe nag ci kóllëre googu ndax mënoon naa bañ a dawal moto ba ci sama bunt kër jël samay doom tafoo leen samay doom ñu mag grand ni mu maaseel tafoo leen doom day loolu ci mbaax la te liggéeyam bii mu ne nii da ciy dem ba màgget da ciy dem di ci tedd ba xëy kumur ba doom di ko aw te wallaahi du wax jiyee tax na ngeen seetlu te yàlla may dund dégg fàtte nu fi di ngeen na dox meer bu dox ba da waxoon na ko ñu baax ku baax la ku am jom ku am ngor ku am lislaam dëgg la waaw yaay booy li nga wax rafet na kon suñu bokk internet yi ñoo ko déggandoo. grand na nga def. waaw maa ngi fi rek maa ngi leen di sant di leen gërëm. waaw bii dañu bëggoon na nga jox ñu tur bi ak sant bi. waaw man de Amadou Bey laa tudd. bon koñ bi nag ëmb la ñuy wax. waaw mais Amadou Bey laa tudd waaw. waaw Amadou Bey dañu fekk la tey si atelier Makha fii da ngay jël si ñaw wala da nga ñëw pour waxtaan seeg moom. ah fii de moom defe naa sama place la. parce que Makha li ma seq ak moom doy na waar. waaw yëfam sama yëf la donc atelier bi sama atelier la dama fi faral di ñëw tout le temps di ko seet donc di ko nemmeeku waaw loolu daal fii daal sama diwaan la. dëgg la fii sama diwaan la soo ko waxee kenn du ko weddi. jaxaw ku ne xam nañ leen yéen ñaar ci tout tànk ba toll ni ngeen toll nii dem ba nekk muskalaf am njaboot ñi am sët kon boo nee kii sa xarit la kenn du ko weddi kon tey da nga jekk trop sax pour témoignal ko ñu bëggoon la laaj rek ba yow loo xam ci Makha. waaw Makha Kouyaté de bi ma koy xam yàgg na trop parce que sama xaritu benn bakken la vraiment on est des frères te loolu dafa yàgg ba ñu nekk xale ba léegi ñooy ànd lu ne ñoo ko defandoo amul lu muy def te boolewu ma ci waaw de tout temps Makha amul lu muy def te boolewu ma ci mën naa ne sax ci ki ku gën a jege ci xaritam yi ci man la waaw man moom li ma sëq ak moom jaxaaw foo tourné dañ koy wax bu ñu nee Makha wax Amadou Bey voilà donc li ma ko témoigner rek mooy Makha dafa teel a liggéey parce que teel na génn école ñun ñu jàng mu dem di jàngi ñaw donc
moo ñu njëkk a liggéey ñun teel liggéey boobu feeñ na ci daan buñ daan nekk sax ngoon si yooyu mooy paye attaaye parfois paye meew wala parfois bu ñu waree baali sax mooy paye donc moo ñu njëkk a tekki mën nañ ko wax ku yor di def ak dindi daal xam nga donc Maxa li may témoin ci moom rek mooy ku am fulla ak fayda liggéey moom da ko mës a fonk caaxaanewu ko te même ñun ñuy xaritam am na yoo xam sax bu ñu daf ñu remettre à l'ordre pour wane ni sérieux bi mu am ci liggéeyam atelier moom doo fi ñëw gis fi désordre voilà loolu moom da ko fonk na liggéeyam te il le fait très bien c'est un artiste voilà ñaaw rek lay def da ko jàng mokkal ko mën ko ba pare fonk li muy def am fulla ak fayda ci li muy def loolu moom xaw ma lan la ñu mën a waxal Maxa mais fulla ak fayda moom loolu moom marque de fabrique am la. dëgg la mais ba aussi may lay laaj benn affaire boo xam ni suñ la ko laajee war nga ci mën a tontu dégg naa Maxa ku bëggoon xeex te mënoon xeex la kooku loo ci mën a wax. waaw ba léegi nag tàng xol la xam nga parfois ma tooñ ko sax ma ne ko yow xam naa bu ñu àndoon màkk tam nga xeex ak man foofu waaw tàng xol la nag waaw mais nag mooy fulla gu bëri gi rek waaw loo leen kaf bu xawee déborder mu remettre la à l'ordre waaw loolu nag da ko yàgg a am waaw mais man nag xam nga moom man maa mën ci moom dara man moom maa ko naan pëccu mondoo waaw pëccu mondoo man maa mën ci moom dara lu ne laa koy def lu ne laa koy wax waaw parce que kooku sama diggante ak moom la voilà moom maa ngi moom amul sujet tabou maa ngi moom lu ne la ñuy waxante mais nag bon vraiment tàngu xol bi nit ñi dañuy wax tàngu xol mais ful ak fayda bu kii bu fës bi rek la ak bañ ku ko yàqal terangam parce que fi moom boo fi duggee moom da lay boo tegul ci temps da lay teg ci temps voilà moom fi moom da ko fonk. waaw mais kon mbokk yi ñoo ko déggandoo Pëcc Mondo tur la boo xamante ne ñu bëri xamuñu ko woon mais àdduna tey dinañ xam kuy Pëcc Mondo Amadou Beye mii na ngeen gis tey jii France la nekk fa la jugee buy ñibbi aussi ay ñaw fii la koy ñawloo yóbbu ko di ñawal ay doomam di ñawal soxnaam mu yegg tubaab yëpp di apprécier ku def loolu ñu ne Maxa Pëcc Mondo kon boog nañu wax Amadou Beye mu wax ñu rek le mot de la fin looy tàggoog Maxa. waaw Maxa daal di ko ñaanal rek waaw yàlla gën ko fi bàyyi may ko wér gën a daas loxo bi parce que moom vraiment mi ngi gaañ gaay gis nga li fi am yëpp vraiment gën macha allah daal yàlla bu ko cat dugg yàlla na wërsëg gi yokk yàlla na ko yàlla suturaal moom njabootam yëpp waaw parce que daal sama waay la waaw. dëgg la kon merci beaucoup Amadou Beye. maman ñu la doon laaj nag ba xam tey ji yow sa relation ak Maxa lan la ko wax. waaw tout d'abord auzu billahi mina sheytaani rajim maa ngi lay nuyu maa ngi lay sant ci interview bi Maxa nag mënuma wax ci moom parce que daf ma jege trop li mu mën a wax daal mooy ku yaatu la maanaam atelier bi suñu atelier la ñun heure bu ñu neex lañ fiy dugg lu ñu neex lañ fiy def ñaw dañuy ñëw xool ñaw ñu ne ko bii laa bëgg mu yëkkati jox ñu indi suñu tissu comme par exemple nii feet yi dafay xat mais bu ñu ñëwee dañ naan ko par force danga ñuy ñawal te da koy def du ragal dul dara mais dafa am fu mu ñu teg rek ay rakkam lañu ay xaritam lañu te yàgg nañ ñoo dëkk ci koñ bi bu meloon ne nit ñu wax ko bien vrai que ni yor na ay xeeram dinañu ko sànni léeg-léeg mais ku baax la ku yaatu la këram sax dañ ko fay fekk di ko déranger daf may ñawal man personnellement daf may ñawal ma génn nit ne ma par force ci la ñawal daf may ñawal wallahi lazim du ay wax ay du ay caaxaan ma fier ci nag ma fier ci trop parce que sànniwuma sama tissu sànniwuma sama xaalis munoon na ma ñawal ma ni kat kii daf ma dafa chahuté sama ñaw bi wala affaire yooyu beneen yoon bu ma amee dama koy teggi parce que tailleur yi bari nañ fi mais très sincèrement li muy def bëgg na ko mën na ko te yéene na ñëpp jàmm aussi yow mii xam nga ci dara yaa ma gën a xam kon boog bu ngeen ma laajee tey ci bisu Maxa man dama ciy kontaan. waaw merci beaucoup maman li nga wax am na solo trop li may wax à chaque fois rek nit moom su fekkente ne dañ koy témoignal seetal ñi nga xamante ni ñooy ay mbokkam ñi mu bokkal deret ñi nga xamante ne dañ ko jege sa si moom rek depuis temps wu xale ba léegi nga koy fréquenté kooku soo waxee ci Maxa kenn du ko mën a weddi mais ñu lay laaj rek encore une fois Maxa ban relation la am ak population Jaxaaw fi nga xamante ni fi la dëkk moom la lay laaj. laaj nga laaj bu am solo
loolu balaa ngeen ko doon xam tey Maxa xewle mu doon bànneex wala muy naqar yàlla na yéex bu xewle woon tey ngeen xam Maxa ban relation la am ak population bi. Maxa mën na toog fii suba ba ngoon jot amaana benn ñaw lay ñaw ndax dugg génn nuyoo tàllal loxo mag ak ndaw góor ak jigéen nag. relation boobu relation yu saine la relation yu saine la am na jàmm ak population bi am na salaam ak population bi. waaw li may tàggatoo rek mooy ñaanal ko atelier bi doon entreprise bu ñu yem ci lii rek mu doon entreprise ñun ñëpp ñu gis ci suñu bopp ñu ngi ciy gis suñu bopp gaa mais ñun ñëpp ñu gën cee gis suñu bopp loolu rek laa koy ñaanal ca kaw ca kanam. jërëjëf suñu mbokku internautes yi ñu ngi woon fii tey ci quartier Diakhao ci atelier Maxa Kouyaté bi nga xamante ni tailleur bu mag la kenn dootu ko présenté doon leen defal émission bi tudd li ci dëkk bi dañ ko jagleel actuellement ni wàllu tabaski ñu naan ko mode tabaski moom lañ leen doon defal def ci liggéey bu am solo ak moom ak yeneen mbokku tailleur yi nga xamante ni ñu ngi ci biir Thiès ak li ko wër àdduna wër nga képp bëgg mu am visibilité ku ne gis ko ñu xa gis suñu bopp donc suñu mbokku internautes yi ñu ngi leen di encore une fois di leen wax ni leen ñu ngi leen jox dig daje ba beneen incha allah.